waaw asalaamaaleykum mbokki internet yi suivre Lamyn TV nuyu nañ leen jaajëfal nañ leen tey nag ni ngeen ko gisee nii ñu ngi fii ci Nianing Nianing si Petite Côte bi diggante Mbour ak fi nga xamante ne moom mooy Joal Fadiouth Nianing lañ ñëw tey seet si ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Pibery nag ndeysaan nekk benn lieu ba nga xamante ne ay xale yu xarañ ñoo fi ne di liggéey li dem ci flocage sérigraphie ak yeneen dañuy dugg si biir jox gaay micro bi ñu gën a expliquer li nga xamante ne moom mooy seen liggéey ay tableau yii nii ñoom ñëpp dañ koy job caméraman ñu dugg si biir Pibery yi jox gaay ñu yaatal affaire yi ni muy demee jaajëf. fii mooy Pibery yi gis ngeen ko nii flocage sérigraphie reprographie vidéographie affiche flyers étiquette carte de visite carte de membre vidéographie site web affaire yooyu yëpp dañ koy job. Aïcha gaay ñu jox ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Ngom liggéeyee fii ci Pibery yi mu détaillé leen li nga xamante ne lépp moom la ñuy defar fii nii ci place bi teel ñu ko expliquer gars yi. asalaamaaleykum gars yi. char naa lépp waa Sénégal waa diaspora surtout ñuy suivre Lamyn TV di ko béggee bu baax donc fii mooy Pibery donc li ngeen di gis nii mooy support yi ñuy liggéeyee yëpp ay flocage t-shirt moo nekk nii ay dimension bu ne am na taille bu ne ci xale ba ci mag lii aussi ay tableau la yu ñuy tirer PVC seen photo pour seen photo salon yeeg yooyu donc lii da ngeen koy am fii cak même pas une heure de temps ngeen jot ci voilà léegi aussi bu loolu weesoo am nañ li nga xam ne mooy Pibery mag lii aussi côté hôtel yi la information day génn chaque mois donc magazine mensuel la voilà c'est une première aussi sur la Petite Côte waaw loolu la Pibery defar restaurant yi am ngeen aussi lépp li nga xam ne mooy menu yaa ngi nii dañ koy defar tout ça voilà dañuy defar li yëpp menu yi ainsi de suite ay panneaux publicitaires carte visite ay bannières ay autocollants ay porte-clés ay cases tout cas dañ koy defar fii nii ci Pibery. yan support ngeen di bind parce que dégg naa ngeen di bind ci ay oto sax. waaw dañuy bind ci oto. dañuy bind ci seetu même dañuy bind ci verre aussi ak ci vitre. ay cases ay plateau ay assiette loolu nag aussi mu ngi gën a fës ci Saint-Valentin bi. ñi nga xam ne dañuy bëggante dédié Lamyn TV benn kii wam rek jox ko fansam jox ko kaas ne ko maa ngi la ciy béggee bu baax bu ñëwee fii dañ ko koy bindal donc voilà c'était ça emballage bi aussi am nañ beneen kii support bu ñuy liggéeyal mooy jërëjëf boo leen ñëwee bu ñu leen jaayee ba pare pour avant ñu leen koy livrer moom moo koy emballé jox leen ko ci anam yu mucc ayib. élèves yi aussi pour impression ay photocopie yooyu noonu. bien sûr photocopie dañ koy def impression numérique lépp li nga xam ne mooy tirage imprimante aussi dañ koy def A4 A3 A5 ba A2 aussi dañ koy def mooy nga xam ne affiche bi gën a ngand A2 bi loolu yëpp dañ koy def voilà aussi maillot Sénégal yi ngeen gars yi na ngeen ñëw waa bi am étoile aussi disponible na Pibery jaa ngeen jëf. waaw di bëggewaat Lamyn TV bu baax ci visite bi ci confiance bi aussi parce que gis nañ liggéey bu muy def bu baax ci Petite Côte bi ñoo ngi koy jaajëfal mu doon ay Lamyn TV yoo xamante ne fu ne lay dekk. adresse bi ak numéro téléphone bi. waaw adresse bi fii mu ngi nekk en face centre de réadduction. centre de réadduction donc numéro téléphone bi mu ngi nekk 77 275 96 75. fii ci Nianing. fii ci Nianing. diggante Joal ak Mbour. ak Mbour waaw diggante Mbour ak Joal. diggante Mbour ak Joal. fu waay nekk ci Sénégal aussi mun na commander ngeen livrer ko. exactement fu waay nekk ci Sénégal boo commandé rek ñu taxaw ci incha allah lu gaaw. jaajëf gars yi. tout droit. zulum zalam rang muy abonné. nuyu nañ leen ziar nañ leen tey mercredi le 20 juillet 2022 ñëwaat ak yéen ak journal di Mbapat. émission bi nga xamante ne ci lañ leen di joxe information lutte simple résultat yi ak programme bi lamb yi passé ñan ñoo ko jël mais lamb yi semaine bii di ñëw wala semaine yi di ñëw fan lay amee di ci joxe waale aussi li nga xamante moom mooy trophée meilleur lutteur de la semaine bële passé ñu nominé woon général bu Malika bi muy jël Fatick nominé Pape Maroon bi muy jël Diohine mais nominé aussi Biram Bissine Sène bi muy jël Diouroup biñ gars yi defee vote bi nag ki nga xamante ne moom mooy Biram Bissine Sène mbam na bii baan le grand compétiteur moom moo jël trophée bi mi ngi noonu léegi pour semaine bii aussi dañuy nominé waat yeneen ñetti mbër voilà dañuy nominé ki nga xamante ne moom mooy
général bu Malika dañ koy nominé waat jël na lamb. nominé Babo bu Niodior jël na lamb. nominé aussi ki nga xamante ne moom mooy Paul Mante mi nga xamante ne jël na ñaari lamb. voilà noonu la demee. léegi ñu ñëw ci résultat yi le 15 juillet fale ca Patar Sine. foofu ca Patar lamb bi fa amoon final poids lourd bi fils de Batlin Sigila ak ki nga xamante ne moom mooy Batista bu Kaolack mais final bi bëriwuñ ko ndax gars yi dañoo duggoon ci géew gi finalu poids léger bi arbitre joxe verdict amateurs yi d'accorduñ woon gars yi wàcc ci enceinte bi li wa lamb ji mujjee faa jaar yàqu mu nekk phénomène boo xam ne mu ngi am di amaat. ñuy wax rek promoteurs yi nañ gën a sóoraale li nga xamante ne moom mooy sécurité bi mais amateurs yi aussi nañ gën a ànd ak discipline gën a ànd ak yar ak teggin mu ngi noonu ndax promoteur bi jaay na ay tickets ba pare am na xaalisam mbër yi xas ba bëree si buñ bindoo lamb ji bu tasee dañ leen di seddal xaalis bi kon yow mi promoteur yow mi amateur bi nga xamante ne paas nga lamb ji bu tasee yow yaa ñibbi te sa xol du neex ndax li nga taxoon nga dagg sa ticket amoo ko donc ñun amateurs yi wala amateurs yi nañ gën ànd ak yar ak teggin ànd ak discipline di jéem a gérer yenn situation yi mi ngi noonu. léegi le 15 bi fi nga xamante ne moom mooy ñàngal yéen amoon na lamb Paul Mante moom moo ko jël ko ci kaw Sini bu Bargny. poids léger yi Aboy bu yéen jël ko ci kaw Malta bu Bargny donc Sini bu Bargny ak Malta mag ak rakk dañoo daan ñoom ñaar ñëpp final. le 16 juillet ci samedi fi nga xamante ne moom mooy Mbaling amoon na lamb Mbaling Paul Mante moo ko jël ko ci kaw Boy Maroon. poids léger yi Bulldozer bu Malika jël ko ci kaw Monument bu Ndianda. le 17 juillet fi nga xamante ne moom mooy Dakar amoon na lamb ci dimanche bi général bu Malika moom moo ko jël ko ci kaw Maam Ndour bu Mbassis. le 17 juillet Ndaayaan amoon na lamb Ndaayaan Sapeur bu Bargny moom moo ko jël ko ci kaw Yaaxadi bu Ndaayaan poids léger aussi Njaay bu Ndaayaan moo ko jëlaat ko ci Yaaxadi bu Ndaayaan mu ngi noonu affaire de mbapat bëri fii bëri fee bindu fee yaa ma gën a xam. léegi le 17 fi nga xamante ne moom mooy Sendu aussi ba tey si dëkk Lebu yi amoon na lamb Sendu moo du puy lii coo numéro 2 moom moo ko jël ko ci kaw Aldemba bu Bargny. baasul lamb ji fa amoon baasul Babo bu Niodior moom moo ko jël ko ci kaw Mame Fally la diva moo gét si numéro 2. poids léger yi foofu ca baasul maa di rek moom moo ko jël ko ci kaw Rogoyaaja bu Simal maa di rek bu Caalaan. ba tey ci résultat yi fi nga xamante ne moom mooy Marfafako mbapat bi fa amoon Assane bu Dionewar moom moo ko jël ko ci kaw Koke bu Samba Diallo. poids léger mbapat ba Monument bu Ndianda moom moo ko jël ko ci kaw Fara bu Niodior. loolu mooy résultat yuñ jotoon ñu wax leen ne ñetti mbër yi ñoom bi nañu rappelé leen ko général bu Malika Paul Mante bu Mbour ak ki nga xamante ne moom mooy Babo bu Niodior ngeen votel ki ngeen yaakaar ne moom moo nekk le meilleur ci commentaire yi. léegi programme bi nii la tëddee le 21 ak le 22 campement Ndangaan am na mbapat sargal ki nga xamante ne moom mooy Laye Ndiomboor le grand champion moom la ñuy sargal campement Ndangaan le 21 ak le 22 jeudi ak vendredi voilà ñu ngi fay teg écran plat ak benn nag ak 70 000 francs campement Ndangaan. le 23 ak le 24 Ndangaan Sambu ba tey dañuy jóge campement mbarastiku tuuti egg si Ndangaan Sambu waa Faata production ñoo fa woote lamb ju rëy ñaari fan ñu tegal mbër yi 3 millions ci samedi beeg dimanche bi 3 millions lañ fa teg waa Faata production Ndangaan Sambu. ci samedi bi fi nga xamante ne moom mooy Fatick Njaay Fatick am na lamb Assane Ndiaye bool production moom moo fa woote lamb ju rëy tegal na mbër yi 5 millions. lamb ji nag ma déggante ak waa CRG bu Fatick bi nee na ñaari drapeau la mise bi ñaari drapeau la amul pesage aussi donc poids léger bi amul balance gars yi inscription yi mu ngi commencé 10 heures voilà kon ñu déggandoo ko. le 23 ci samedi yi ba tey El Hadj Ndiaye doomu Joal Fadiouth moo am combat di bëre fële ca arène nationale nee na mu ngi ciy woo waa Joal Fadiouth waa Petite Côte yëpp. ñu jàpp si combat El Hadj Ndiaye bi le 23 la samedi incha allahu rabi moo ko Robert 2 ñu ngi bëree arène nationale El Hadj Ndiaye caatu Aïda El Hadj Ndiaye John Lass rakk si Zal Ndiaye Sangomar ak Habib Ndiaye. léegi le 24 Iba Mar Diop
Jax production moom moo fa woote Jax Ibamar 3 millions la fa tegal mbër yi ci dimanche bi le 24 buñ fa jógee le 28 ak le 29 juillet mbapat bu rëy am na Palmarin l'amicale des élèves étudiants ressortissants de Palmarin ñoom ñoo fa woote tegal nañ mbër yi benn écran plat benn nag ak 35 000 francs loolu mooy li ñu jotoon ci ay programme mu làmb instant yi làmb yi mu ngi jeex ndànk-ndànk ñun ñoo ko gisandoo kon tout droit rang muy abonné Zal caméraman bi jaajëfal naa la bu baax.